gërëm leen sant leen di tàmbalee journal bi ak yi nga xamante ni moom mooy génnub Yewwi Askan Wi gannaaw nag bi ñuy sampee 14e législature boobu ba léegi nag kenn déggu leen sànq génne nañu jàkkaarloog taskatu xibaar yi am na loo xamante ni tënk nañ ko ci wàllu ñu ni ay proposition de loi naka noonu commission d'enquête parlementaire yoo xam ni ñoom nee nañu dinañ ko jébbal bureau assemblée nationale ak tamit ni ñuy tabbee keroog nee nañu ci assemblée nationale président ba ñu ni jàpp ñu ni Abdou Mame Diop daal dinay légitime ndax dañoo dugal ay soldats ca biir assemblée ba daal di voté nu mu leen neexee ñu ne amul benn légitimité lu ci mën a am dinañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow ci kanam tuuti itam dinañ déglu ki nga xamante ni mooy maire Guédiawaye di Ahmed Aïdara ci conférence de presse bi woote na képp kuy militant woom naka noonu député yi nga xam ne bokk nañu ci coalition Yewwi Askan Wi ñu ni nañu jàppale ji ki nga xamante ni mooy Barthélémy Diaz keroog bi nga xamante ni vraiment keroog bi nga xamante ni dañu ko war a àtte en appel ci mbiru Ndiaga Diouf ñu fekkee Ahmed Aïdara yemb na ñu déglu ko laata loolu ñu jàll ci leneen ci kanam tuuti kon dinañ déglu Ahmed Aïdara daal di nag wax leneen ci nappkatu Ndar yi nga xamante ni nee nañu ñu ngi xaar seeni secteur bi nga xam ni jafe-jafe képp la ñu indi ci ay saafara gannaaw am nañu ministre bu yees gannaaw itam gouvernement bu yees bi nga xam ne tabb nañ ko ci Sénégal dañ ciy ànd ak Ousseynou Diop ak Habib Seck ci reportage bi. ñoom nappkat yi nekk ci diwaan Ndar géej ginnaaw ba ñu soppee seen ministre bi nga xamante ni moo fi nekkoon ay at ñoom nag seen i bopp dañ ci yàbbi ñu jàpp ni war nañu leen gën a jàppale ndaxte seen géej gi jamono jile amul benn jën. nii jën amatul dara ci géej gi benn yaaboy bu daan jar benn yaaboy dërëm léegi benn yaaboy juróom fukk lay jar fii mu nekk nii si Ndar gi si Guet Ndar gi loolu ku la ko wax xam nga ni loolu macha allah daal doy na waar daal. Moussa Gueye ak Moussa Sakho ñoo bokk benn xalaat jëm ci wàllu licence de pêche yi ak bateau yi nga xamante ni jamono jile ñu ngi def loraange ci géej gi. waaw licence moom ñoo ngi koy xaar te wax dëgg yàlla ñoo ngi koy xaar bu wóor ndax ñun rek moo nu mën dimbali ndax ku si amul licence boo génnee fii nu jàppala ndax ñun daal fi mu nekk nii sëñ bi boo bëggee dëgg-dëgg ñun waa Ndar sonn nañu daal. xam na que bateau yii ak yeneen daal yeneen mu toppatoon ay licence yeeg bël yeeg yooyu mu taxaw si baax a baax. ñoom ñu jàpp ni bël bi itam war nañ ci indi ay saafara rax ca dolli faatu gu bare bi ñuy nemmeeku ci géej gi te li koy waral mooy bateau étranger yi Abdoulaye Wade ak Pape Cheikh Lo ñoo ci àddu. gis nga bël bi li ñu def nii conséquence am ba lay génn xaaral ba si kanam pour l'instant nii mën ko si gërëm ndax ana xam nga géej gi fa nekk aussi nawet géej gi dee pour nga indi si ay 5 boy iskale tak ni bël bi normal la dara baaxu si. dañ lay fekk fi ngay napp nu yàq sa matériel am na nu moo demee nu mbëkk sa gaal loolu ñaari doomu aadama noo si dee ñu ñëw fekk la si place mbëkk la dem seen yoon yàq sa matériel. ñoom nappkat yi nekk ci diwaan Ndar géej jamono jile ñett mooy seen ëmm mooy fexe bël bi ñu daat koy defaraat géej gi ci wàllu licence de pêche yi ñu daat koy yokk ak itam lu jëm ci wàllu bateau yi nga xamante ni jamono jile seen i géej gi ñu ngi ci saaxee. xam ngeen ne Abdou Karim Fofana moom moo jël place su Assome Diatta ca ministère du commerce loolu le président de la république dogal ci gouvernement bu yees bile yemook nag sénégalais yi lot lool njëg yi cher kenn xamatul ana fan nga jëm moo tax ki nga xamante ni bokk na ci yenn ci organisation consommateur yu Sénégal ñu koy wax Momar Ndaw jiite ASCOSEN nee na nag mi ngi tàllal loxo ministre bu bees bi di Abdou Karim Fofana bu ko defee ñu waxtaan mën a xam njëg yi naka la ñu mën a def ba mu wàññeeku dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. waaw ñun li ñuy xaar ci gouvernement bi rek mooy li leen président de la république sant li mu leen sant mooy lan ñetti yëf benn bi mooy wàññi dund gu cher gi ñaareel bi mooy location yi ñetteel bi mooy inondation yi loolu nag mooy li nga xam ne moom la Sénégal yëpp di xaar ndax coono yi dafa métti li ci nekk nag mooy comme ministre bi ñu indi ku bees la ci secteur bi miinu ko bu baax ñun dinañ ko encadrer jàppale ko pour que mu réussir mission ndax bu réussir mission ça va aider les consommateurs looloo tax ñun dinañ ko jàppale lépp lu ñu mën pour que mu réussir mission.
keneen ku bees koo xamante ni moom la ñuy jox kàddu mooy Ismaïla Madior Fall dellu siwaat ci boppu ministère de la justice daal di fay remplacer wala wuutu fa maître Malick Sall àdduna jëmale ci tabb bi nga xam ni tabbaat nañ ko ci bopp ministère de la justice mu ne muy lu muy rafetlu la te itam sax nag mu ni moom Ismaïla Madior Fall du benn yoon bii rek muy occuper ay poste waaye ministère de la justice da caa raw ndax nag dafa fekk ñuy wax ni Sénégal réew la boo xam ne dañuy respecter démocratie ak liberté d'expression. Ismaïla Madior Fall mi ngi woon ci benn séminaire de perfectionnement ci wàllu enquête ak poursuite des crimes internationaux dañu koy teelu. depuis fukki at maa ngi liggéey ak président Macky Sall maa nekkoon conseiller juridique am jóge fa nekk ministre de la justice tey mu defaat mu ministre de la justice dama ko naa ko sant gërëm ko ci confiance boobu di wax nag ne département la boo xamante ni xam naa ko parce que liggéey naa fa yoroon naa ko de 2017 à 2019 xam naa nit ñi xam naa ñi fay liggéey donc suñu yàlla dimbalee incha allah liggéey bi dina jaar yoon am naa nag fierté bokk di diriger ministère de la justice ci dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne dëkk la boo xamante ni quand même ràññee nañ ko respecté nañ ko ci lépp lu ñuy wax affaire justice lépp lu ñuy wax affaire état de droit lépp lu ñuy wax sax justice internationale parce que Sénégal quand même nekk na dëkk bi nga xamante ni moo njëkk a signé ratifié le traité de Rome sur la cour pénale internationale. alxamis bële ñu génn marché boobu ñuy wax Gueule Tapée xam ngeen ne am na dal bu fa waddoon ñaari nit faatu si ñett am si ay gaañu gaañu marché Gueule Tapée nag du moom rek moo nekk ci jafe-jafe ci biir ndakaaru yëpp jàpp nañu lu jege junni ak juróomi téeméeri bâtiment yoo xamante ni bu ñu moywul dina màbb bokk na ca lu jege téeméeri bâtiment yoo xamante ni léegi ñu daal di koy daaneel loolu la sous-préfet Parcelles Assainies biral ci bâtiment yooyu ma leen wax léegi ne war nañ ko màbbal ndax nag lu ko mooy rek mu indiwaat fi jéeya dañ ciy déglu Abdoulaye Diop ak Amadou Ba. oto yuy jeq fi tabax bi daanu ngir yaakaar gis fa ay nit ñuy dund ay sapeur pompier ñuy wàllu ñi am ay gaañu gaañu ak ay commerçant yuy gaawtu ngir rawale seeni bagage lii moo xew ci marché Gueule Tapée te yàqu yi bari fa lool. fekk nañ fa ñetti nit ñoo xamante ne am nañu ay gaañu gaañu ñu yóbbu leen hôpital waaye gaañu gaañu yu ndaw la ñu am donc ndax ñoom ñëpp delluwaat nañu seen ay kër li ñuy naqarlu rek di ko rëccu mooy li nga xamante ne dafa am ñaari nit yoo xamante ne dañ si ñàkk seen bakkan ñooñu yàlla dafa dogal xam naa bi ñuy daw pour génn mënuñu woon a génn donc tabax bi daanu seen kaw yàlla def ñu nakk seen bakkan. autorité yi nii dinañ def lépp lu ñu mën ngir askan wi fa nekk ci kaaraange. ñi nga xamante ne dañ fa am bagage ñu fexe nuñ ko jëlee ba tëj li nga xamante ne moom mooy hangar bi. donc leneen li mooy maire bi nga xamante ne moom mooy gérer marché bi wax nañ ko mu jël arrêté bi nga xamante ne day wane ne bâtiment bi wóoratul mooy arrêté de péril. direction de la protection civile jot nañu recensé ci Dakar lu mat junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ay tabax yu nga xam ne wóoru la dëkk ci loolu juróom-ñeenti téeméer yi ak juróom-benn fukk ak ñett yi ay établissement public lañ yu mel ni ay marché sous-préfet jàpp ni ginnaaw lim yooyu war nañ ci def ay taxawaay balaa jéye di am. jàpp naa ne bu lii weesoo dinañu gën a xóotal li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu marché bi ak service yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci mbir moomu ñu def une visite globale ci marché Gueule Tapée bi ndax effectivement mos na am beneen partie yu daanu mooy fi nga xamante ni tailleur yi foofu lañ nekk te aussi yaakaar naa ne il faut ñu jóg si balaa lu mel ni di ci amaat. mois d'août bi weesu direction de la protection civile lim na lu mat 20 ak juróom ci ay tabax yu màbb ci réew mi ba at mi tàmbalee ba léegi jëye yooyu nag jur nañ lu mat juróom-ñaari nit ñu fa ñàkk seen bakkan ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ñu am ci ay gaañu gaañu.
kii nag étudiant la boo xamante ni dafa amoon bourse ci atum 2016 mu waroon nag dem jàngi Tunisie ñu koy wax Serigne Mor Mbaye keroog bi mu demee aéroport mujjul embarqué ndax nee nañu dafa doon jotee ak ay policiers boobu ba léegi nag mënul dellu si dañ ci ànd ci ay leeral ak Moussa Mané naka noonu Yaya Diallo. jaaxle mooy lu ñu mën a nemmeeku tey ci njaboot bi gannaaw buñ jàppee seeni doom di Serigne Mor Mbodj fële ca Tunisie ay waajuram di ñu xamal ni mbir mi jaaxal na leen lool. waroon na ñibbi si bi mu demee ba aéroport benn jigéen téléphoné son frère ni ko sëñ Mor dafa am programme dañ ko téye après waxaatu dara. amatuñ benn information. depuis jeudi passé la embarqué woon pour le préparer woon pour ñëw Sénégal bi mu wootee ba nga xam ne frère am war a dem aéroport jëli ko bi mu demee malheureusement bi vol bi wàccee nekkul ci vol bi bi ñu demandé nag lañ ñu jox ay information comme quoi que ne embarqué wul. mu doon benn situation bu difficile ndax kii di Serigne Mor Mbodj def na juróom benn at ca Tunisie te kenn mësu koo dégg benn yoon ci coow. kay ko xooloon ci fi mu aw yëpp muy première am ak fii yëpp kenn xamul ko ci affaire ay xeex même fu naar yi fee mu nekkoon ku interview moo moroom kii yooyu yëpp ñoom ñëpp càmm lañ xam ci moom xale bu ndaw la après ñu muy agressé ay policiers c'est surtout seen dëkk ak yooyu te am na fa 6 ans xam ne seen jikko. koo xam ne xale boo xam ne xamuloo fa kenn ngay xale nekkuloo fa ndey nekkuloo fa baay nga dem jàngi ba ñëw ça fait 5 ans moom ñëwul même bi yaayam gaañu sax ñëwul ça fait 5 ans nga war a ñëw sa dëkk nga dem ba aéroport am problème ak policier waaw vraiment loolu moom ñun daf ñuy jaaxal. mu waroon dellu ci Sénégal le jeudi bi weesu Serigne Mor Mbodj mu ngi ba léegi Tunisie moo waral ba parents yi di ñaan autorités sénégalaises yi ñu jug jàppale leen. ngir ñu mun koo libérer. ñi ngi ko doon wax sànq ci ndorteelu journal bi mooy conférence de presse bi nga xam ni Yewwi Askan Wi amal na ko gannaaw nag bi ñu tabbee député ya nekk assemblée nationale ñoom nag jàpp nañ ne sax ne dinañ déposer ay proposition de loi naka noonu commission d'enquête parlementaire pare na ba noppi dinañ ko jébbal bureau de l'assemblée nationale ñoom nag sax itam ba léegi nee nañu keroog nag ñëpp ko gis bi ñuy voté pour tabb président assemblée nationale dañoo indi ay soldats ba ñoom i neen kese ñoom ñoo tànn kon dañoo jàpp ni amul benn légitimité moom Abdou Mame Diop dañ ci ànd ak Aminata Mbare Sow ak Modou Diop. ñii di ay député fare ci coalition Yewwi Askan Wi daal di yëkkati seen kàddu ngir andi ay leeral ci événement yi xamoon fële ci assemblée nationale bi ñuy installé 14e législature ñii di waa Yewwi Askan Wi jàpp ne gis nañu lu bëri loo xam ni jaarul ci yoon surtout bi ñuy fal kii di président bu assemblée nationale. L'image que l'histoire retiendra, ce sont ces gendarmes qui ont ceinturé la présente pour la première fois de l'histoire et permettre à Benno Bokk Yaakaar d'appeler ses députés un par un et de voter. Mais au moins, ils auraient pu laisser les autres candidats voter. Je vous rappelle qu'il y avait 4 candidats. Ils voulaient un président. Par force, ils ont eu le président, mais le président de la caserne Samba Diéry Diallo, pas le président de Yewwi Askan Wi. ñu ni fas nañu yéene corriger loolu lépp nag. dinañ leen tekk rythme boo xam ne ñoom musuñu ko subir ci àdduna liggéey par force la ñuy def te xam nañu qualitativement bu ngeen xoolee ñi toog fi yëpp Yewwi Askan Wi xool leen ñi fi toog ñëpp qualitativement ñëpp am un niveau qui leur permet d'être de bons parlementaires contrairement ak ñoom ñi nga xam ne ay saagakat ak ay xulookat la ñuy indi assemblée nationale donc rythme bi ñu leen nar a teg. je pense que dina am ñoo xam ne ci ñoom sax dinañ dem ba ci biir ne jaratul woon ñu ñëw assemblée nationale dinañu delloo seeni poste député parce que duñ ko àttan incha allah. nee nañ bu ñu demee assemblée daañu fa dugal ay proposition de loi yu ñeewal dundinu askan wi waaye tamit lu jëm ci wàllu code électoral ak terrorisme waaye tamit nee nañu daañu introduire commission d'enquête parlementaire su ko defee ñu leeral ñi nga xam ni fàttu nañ leen ci événement mars yi amoon fii ci Sénégal. dinañu teg sur la table du soi-disant président de l'Assemblée nationale ou bien sur le bureau donc de l'Assemblée nationale des questions écrites ci
ci njëgu dund gi. ñii di waa député Yewwi Askan Wi ne fas nañu xaar seen tànk tubéy ndaxte nee nañu li xew ci assemblée nationale dootu fi amati nee nañu la woon wàññi na. maa ngi koy wax sànq ne ki nga xamante ne mooy maire Guédiawaye ak député ya nekkoon te conférence de presse ba bokk ci coalition Yewwi Askan Wi nee nañu képp ku ànd ak ñoom gannaaw suba nañu tase tribunal ndax nag xam ngeen ne mbiru procès en appel bu Barthélémy Diaz Ndiaga Diouf gannaaw suba la nee nañu kan na ñëpp ñëw fekkee si ko dañ ciy déglu Ahmed Aïdara. Bart nag mercredi li ko mën a musal mooy ñëpp tub taxaw parce que Macky Sall du ko mës a baal ndamam li ci Ndakaaru comme ñin ni ñu Macky Sall mën a bañ a baalee dóor bi ñu dóor rakkam ci Géejawaay ba keroog ñuy dee lu ñu mën a manipuler pour jaxase ñu tamit dinañu ko def pour ñu tasaaroo mais Macky moom nag xam ne nguuram moom jeex na 2024 na ko organiser dem ñu daal di koy wut. ci wàllum koppar la ñuy wax ndax nag ay téeméeri millions ci sunuy koppar ak ay mobilier moom la office national recouvrement des avoirs criminels teg loxo bi mu dooree liggéey bi ci avril ba ci mai 2022 leeral yeeg Alhassane Ba ak Pape Sangone Mbaye. mënaguñu joxe de façon exhaustive li nga xamante ni jot nañ ko teg loxo bi ñu tàmbaleeg léegi. ñu mën ko xayma ci juróom benn weer ñu jàpp ni rek xaalis wu takku ay centaines de millions waaye itam ay biens mobiliers. xëy na bi mu commencé dox ak léegi xëy na diir bi dafay xaw a gàtt tuuti pour que ñu def un bilan global mu jox leen ay chiffres mais boo déglu allocution garde secrétaire général ministère de la justice wax na ko wax na lu toll ci ay téeméeri millions déjà mi ngi ci xaalis koppar boo xam ne mi ngi ci loxoy OFNAC te jàpp nañ ne aussi weer yi di ñëw xëy na lu millions yooyu nañ ko multiplier par 10 na nekk ay milliards mais toujours est-il que xëy na bu ñu mottalee liggéey bi fi mu toll nii fii ak ay weer ba nga xam ne bokk nañ peut-être un an de une année complète de gestion dinañ leen mën a jox chiffre exact. bu weesoo koppar googu ñu teg loxo am na matériel itam bi nga xamante ni kilifa yi féete ci wàllu yoon def nañ ko mesure conservatoire office national recouvrement des avoirs criminels moom day jëf ci jot gi muy jot mandat de justice. donc xaalis bu muy retiré biens yi muy jël yëpp après ci keesu état lay demaat biens yi fi ñu koy saisir mooy fépp foo xam ne délinquance mi ngi fa wala criminalité mi ngi fa. ci kaw anam yi nga xam ni moom la code pénal prévoir bien sûr parce que du bien yëpp moom la ñu mën a saisir et cetera donc fépp muy délinquance financière muy détournement de deniers publics muy escroquerie muy blanchiment de capitaux financement du terrorisme nga xam ni c'est un corollaire muy les associations de malfaiteurs. atelier bi ñi ko organisé muy commission Union africaine. conseil consultatif pour Union africaine bi xeex wàllum guerre ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ONRAC ñi ngi ko def ak lëkkaloo ñi nga xamante ni ñoom ñooy partie prenante ngir ñu fexe ba tëral position africaine wàllum recouvrement des avoirs. maa ngi koy wax sànq ne procès en appel bu Barthélémy Diaz gannaaw suba la waaye procès ba amoon na dañuy xaar na kon verdict bi ba xam ndax tribunal dina topp ki nga xamante ne mooy procureur bi waxoon ne bëggul ñaari at dont 6 mois ferme ñu ko tëjoon ci première instance ba waaye juróomi atu kaso la bëgg ñu tëj ko moom Barthélémy Diaz bu ci mën a am gannaaw ëllëg lay doon ci tribunal bu Ndakaaru ñu dem ba Niassia foofu nag xam ngeen ko daal dinañuy occupation yooyu ñooy wax jaarul yoon daal di nañ koy nettoyer bu baax a baax initiative bi nag ki ko jël mooy sous-préfet ba lu ñu bëgg nag ñu ni daal di définir loolu ñuy wax ay urgence dañ ciy ànd ak Lamine Ba ak Lamine Mandiang. autorité administrative yi partenaire technique ONG ba ñi nga xam ne ay élus lañu ci biir arrondissement bu Niassia toog nañu waxtaanee li nga xam nag mooy politique développement yi ñu amal seen diwaan bi lee sous-préfet ba woote ndaje bi ni mel lim ci jub nag mooy fexe ba xayma li nga xam ne moo di intervention yi partenaires di amal ci biir arrondissement bi ngir xool fan la jafe-jafe yi féetee ngir ñu mën koo saafara. 25 chefs de village yëpp ñëw nañu teew si ndaje boobu aussi ñu profité ñu woo chef de service yëpp ñoom ñëpp ñëw nañu. ñu woo aussi les responsables des projets et programmes xam ne ñoom ñooy jiite ñëw di def ay liggéey ci biir commune Niassia ñu ne leen premier ndaje bi lu ci gën a mu am solo tey parce que ñëw nañu pour waxtaan ak ñoom état bi lu mu def ci commune bi état bi
lan la envisager pour def et en même temps ñu déglu leen ñoom aussi seen jafe-jafe pour ñu mën ko remonter. ndaje boobee nga xam ne nag ñu bëri yëkkati nañ fa ay kàddu wane jafe-jafe yi nga xam ne nag moom la ñuy dund ci biir arrondissement bi tax na ba yenn chef de village yi am li nga xam ne tudd nañ ko ci waaye li ci gën a fës nemmeeku nañ ko mooy ñàkkum ndox courant ba sax li nga xam ne nag moo di ay piste de production. jafe-jafe bi dafa bëri parce que surtout les petits ponts li ñuy defoon ci tali bi dañ ko fàtt et depuis loolu bu tawee ndox bi du mun a dem ci faro day des ci village am nañu problème courant poto am na mais comme que fii zone alal poto yi bëri dañu daanu am ka conflit bi vraiment dañu bloqué yu bëri dañu am un grand retard léegi nag comme que mu ngi commencé wàññeeku dañu soxla d'abord ñu def ñu tali dem ci yeneen dëkk yi ñu indi ñu ay courant indi ñu ay ndox. maire yi nga xam ne nag boole nañ leen ci ndaje bi nee nañ lu am solo la ndaxte na tax ba ñoom ñoo xam kan mooy def lan ci seen biir commune yi rawatina lu tukkee ci partenaires yi. ma gis ne loolu permettre nañu ñu mën a am toogaay ak acteurs yi nga xam ne ñooy intervenir ci commune bi acteurs au développement les chefs de village ak ñi nga xam ne ñooy les chefs de service technique pour ku ci nekk mu mën a wane taxawaayam ak mën-mënam lan la mën a def pour commune bi. ONG yi nga xam ne nag bokkoon nañ ci ndaje bi nee nañu li sous-préfet Santhie am na solo bu baax a baax ndaxte ñoom dafay tax ba ñu mën a méngale li nga xam nag moo di seen i intervention ngir mu gën a am njëriñ rawatina ci diwaan yi nga xam nag askan wi ay way daw lakku yi dellu ñoo fa ne. beneen ministre ngi ñu jëlee ko ci bopp ministère des sports di Matar Ba Sénégal yëpp nag jommi te xamuñu ana lan moo ko waral indi fi Yankhoba Diattara ndax Matar Ba ku ne xam na ni moo ñu indil Coupe d'Afrique des Nations ba amee woon guléet nag Sénégal di jël coupe bi ca Cameroun la woon février 2022 te itam sax mi ngi ñu waajal yóbbu ca Coupe du Monde waaye du ca ànd président Macky Sall moo ni dogal jël Yankhoba Diattara lu ci mën a am mooy ne acteurs yi nee nañu ñi ngi xaar lu bari ci Yankhoba Diattara moomu ñëw ci boppu ministère des sports dañ ciy ànd ak Mamadou Ndiaye. mu nekk ministre des sports bi gën a yàgg ci bopp département bi ci histoire réew mi juróom-ñetti at mu def ko ci bopp département bu sport moom Matar Ba ñu tegg ko ci boppu ministère des sports daal di fay tekki di Yankhoba Diattara mu nekk mbetteel pour ñenn ñi ñeneen ñi jàpp ni lu jaadu la ngir rek mu jóge fa moom Matar Ba. juróom-ñetti at ku ko def dans un gouvernement tu deviens un pantouflard ça fait beaucoup vous savez même en matière de diplomatie par exemple bu ñu jëlee ambassadeur et tout ça en général 3 ans 4 ans la ñuy des dans un pays parce que 8 ans dafa bari bon maintenant peut-être la surprise moom mooy comment se fait-il que le président l'a démis de ses fonctions ou bien l'a enlevé ou l'a changé à 2 mois de la Coupe du Monde. Voilà loolu moom rek moo xam lu tax mu def. parce que kenn yaakaarul woon ne Matar Ba dinañ ko changer ci poste bi parce que mi ngi fa depuis le 7 juillet 2014 ba léegi moo gën a yàgg ci histoire sport Sénégal ministre bu gën a yàgg foofu Yankhoba Diattara nag kenn xalaatul woon ko moom mooy utu Matar Ba mais man xam nga Yankhoba mënu ma ko juger bu ma ko juger te gisaguma ko à l'œuvre damay wax lu ma neex et moi je suis un journaliste. et souvent journalistes yi dañ leen ne ay faits la ñuy commenter ay faits la ñuy disserter donc man Yankhoba balaa ma koy juger il faut ma gis ko à l'œuvre mais bu président nommé ko ministre des sports c'est parce que am na yaakaar ci moom parce que mënoon na jël Abdoulaye Sow bu mu bàyyi ministère de l'urbanisme andi ko sport mais dafa bàyyi Abdoulaye Sow urbanisme andi koo xam ne kenn xamewu ko woon sport ci département boobu noonu donc président xam na lu mu def. yenn ci acteurs yi di réclamer bu baax ak coppite ci bopp ministère des sports boobu wala yi tamit ci doxalinam ndaxte dañu bëgg ministre des sports boo xamante ni daa di boole sportif yépp du rek football wala làmb moo tax kii di Yankhoba Diattara lu bari di ko xaar ci bopp ministère des sports. te ñuy xaar ci Yankhoba Diattara moom mooy mu nekk ministre complet. vraiment mu xam li ko président de la république sas président de la république loolu la fàtte wax ci nasaraan dafa nekk kilifa bu nga xam ne lu mu def ci alal ci sport bi man xam naa ci dara parce que nekkoon naa fi ci boppu sport bi te nekkoon naa fi ak yeneen président lu ma gis bu koy def tey ci biir sport bi yooyu musu fi woon a am te loolu Diattara dafa war a comprendre que sport bi a besoin de ça et que surtout mu nekk le ministre de tous les sportifs. ñu yeesal charte sport bu Sénégal parce que charte boobu depuis 84
la ko Sénégal mettre en place et jusqu'à présent c'est la même charte qui régit le sport sénégalais et gis nañ ne sport am na ay jéego yu am solo yoo xam ne lu xewoon 84 ba 90 ba 2000 nekkatu ko. On parle maintenant de le sport lu mu englobé bëri na non seulement au-delà des résultats le sport est géopolitique également parce que ça permet à certains pays de se positionner donc charte boobu man fa laa koy gën a xaaree mu accélérer foofu la cadence ba ñu mun a yeesal charte bi am charte bu bees. Yankhoba Diattara ñëw ci secteur bu nga xamante ni bëri na loolu ñu war a jooyanti xam naa objectif am bu njëkk bu mu war a mën a jongal moo di dajale. lii di juróom benn fukk ak juróomi fédération ak groupement sportif yi ngir rek gën a ñoŋal sportu Sénégal. lu ci mën a am ñu ngi waajal Qatar 2022 gaynde yi nga xam ni tànn nañ leen ngir ñu bokk ci ñaari match préparation yi ñoom nag ña nga ca France amal nañu seen entraînement bu njëkk waaye kii di Noah Fadiga xam ngeen ne moom rek moo ci forfait dañ ciy ànd ak Cheikh Sadibou Diarra. gaynde football yu Sénégal yi ñu ngi ca Paris. door nañ seen regroupement dëgmal seen jongante wàccaay coupe du monde Qatar 2022 yi ci weeru septembre bi ñi ci bees bokk ci Moussa Niakhaté Ismaël Jacobs Formose Mendy bokk ci ñi njëkk a egsi ànd ak ñenn ci anciens yi ni ki Cheikhou Kouyaté Boulaye Dia Alfred Gomis Edouard Mendy Nampalys Mendy. Noah Fadiga bi am commotion cérébrale ci week-end bi bu mujjee ñëw ni ki Diao Baldé Keita bi ñu suspendre te Habib Diallo mujjee jël place am groupe gaynde yi teew amal nañ seen tàggatu gu njëkk Edouard Mendy ak Ismaïla Sarr yi am ay gaañu-gaañu seen bokk ci jongante yi wóorul Sénégal dina laaleeg Bolivie 24 septembre bi ca Orléans su ci jógee dem ca Autriche laale ak Iran ci 27 septembre bi. lii kon moo gënoon a fës ci xibaar yi dañuy dem publicité gannaaw publicité yi 20h la belle Sara Cissé sera là.